awma immunité. voilà mi ngi noonu tegal foofu sa baaraam Mouhamed Ba révision de la constitution bi décision bi nga xamante ni Ousmane Sonko jël na ko si malgré silence su président ak itam délai bi nga xamante ni mi ngi weesu. waaw Amina. xam nga lii lépp dafa am loo xamante ne moom moo ko jiitu li ko jiitu mooy déjà am na ay promesses yoo xamante ne moom la ñu defoon. moom la ñu defoon jëmee ko ci ñi nga xamante ne ñoom di askan wi. d'abord lépp ngi dooree ci la nga xam te mu di ca programme candidat nga xam te ne bi ñuy ut réew mi dafa am yu bëri yoo xam te ne dañ ko diggoon askan wi ne bu ñu ñëwee yii ak yii dinañ ko soppi. les promesses électorales. muy nekkoon ay promesses électorales yoo xam te ne dañ ne woon bu ñu ñëwee dinañ ko tenir léegi nag bu ñu ñëwee ba agsi ci li nga xam te mu di ci pouvoir bi am yoo xamante ne jot nañ ko def am yoo xamante ne ñu ne woon fii léegi diir dinañ ko def am yoo xamante ne yéeguñ ci yàbbi ci loolu xëy na yenn coppite yu bëri yoo xamante ne askan wi dem nañu sax bay naan xanaa dañ ko fàtte loolu dama jàpp ne da cee bokk yi nga xamante ne moom la ñuy daal di wax nii muy la révision de la constitution le 31 décembre passé bu ma juumul président de la république ci message à la nation bi mu doon def dafa waxoon ne dina soumettre ay projet de loi dans le premier trimestre de l'année 2026 yooyu def cee bokkoon la révision de la constitution ak lu jëm ci mbirum conseil constitutionnel ñu def ko cour constitutionnel li nga xam te moo di code électoral bi ak yeneen yoo xam te ni yëpp waxoon na ko ba muy ñeent caisse noire geeg yooyu noonu itam yooyu yëpp ñu toog le 1er janvier ba le 31 mars muy premier trimestre bi nga xam te ne moom la waxoon ne ci diir gile dinañ ko daal di jébbal député yi ñu saytu ko buñ ko jàllalee ñu adopté ko ñu jàll léegi ñu toog ba le 31 mars dara xewul loolu bokkoon ci L29 L30 maanaam code électoral bi nga gis ne mbir ya am na nu mu tàmbalee demee ñu toog ba mars jeex premier trimestre bi jeex député yi xool ne kat dara avancé wu ci loo xam te ne ñoom yëg nañ ko ñu def ab proposition de loi buy modifier les articles L29 ak L30 biñ ko defee ñu débbal ko président mu joxe ci son avis ñu indi ko assemblée voté ko mu jàll ñu adopté ko ñu toogaat boobu ba léegi itam am loo xam te ne itam xewaat na ci diggante bi mooy Ousmane Sonko mi nekkoon primature bokkoon ci exécutif bi nekkatu fa léegi ñëw na fële ca assemblée nationale maintenant au lieu que moom mu mën fa nekk def li nga xam te mu di ay projet de loi comme ni ko constitution mayee le président de la république mayee ko noonu le premier ministre may itam l'assemblée nationale mu mën a def ay proposition de loi loolu yàlla dogal na ne moom ñëw na assemblée nationale nekk fa xool nañ ne entre temps am na loo xamante ne le président wala bokk la coalition Diomaye président génne woon nañ ko muy ñeenti avant projet yoo xamante ne fësaloon nañ ko kat ne lii ñu ngi ciy liggéey ñu ko jébbal assemblée nationale mais boobu ba léegi itam amuñ ci benn information buy wane ne kat lii mu ngi avancé te keroog bi Ousmane Sonko ñëwaatee foofee ci assemblée nationale bu ñu dégluwaatee discours am bokk na ci la mu waxoon mooy nañu jublu ci liggéey bi nag assemblée nationale dafa am loo xam te ne moom la ko yoon may bokk na ci légiférer maanaam voter ay loi soppi yenn ci ay charte ak yeneen yoo xam te ni yépp ci biir champ lexical boobu la bokk beneen ba mooy daal di saytu li nga xam te moo di liggéey gouvernement maanaam contrôler l'action du gouvernement yooyu da ci bokk ci prérogative li nga xam ne di assemblée nationale maintenant bu ñu toogee ki nga xamante ne moom moo leen waxoon ne kat dinaa leen jox ay projet de loi ngeen liggéey ci premier trimestre bi ñoom croisé woon nañu seen bras toog di xaar ba 3 mois yu njëkk yi ci année bi jeex gisuñu lu nuroog avant projet sax waxuma la ak projet de loi parce que ba léegi ñoom waa assemblée nee nañu même projet de loi avant projet yooyu sax jébbaluñ leen ko fañ ko yégee mooy ci toile bi maanaam ci réseaux sociaux yi maanaam àggul assemblée nationale te sax boo seetloo même avant projet yooyu du présidence moo ko de nu yeneen coalition bi moo ko génnee parce que ci seen conférence de presse bi ñu tëggoon
foofu lañ ko génne woon ne kat président mu ngi liggéey ci lii ak lii ngir ñu jébbal ko ñi nga xam te ñoom ñoo ci war liggéey. maintenant toog nañ loolu lépp xaar nañu gisuñu yow Amina bu ma la waxoon par exemple tey dinaa la jox nàngam nga soxla ko nga toog ba délai ba ma la joxoon ñëw joxuma la ko mais ndax doo jóg uti ko feneen bu fekkee ne yow soxla nga ko wala nga jóg yow ñëfel ko sa bopp. évidemment bien sûr. léegi ñoom waa assemblée loolu ci seeni prérogative la bokk waaye itam ci seen devoir la bokk ñuy voter ay loi ak i li nga xam te ne moom la askan wi di xaar si ñoom mais toog nañu ba délai ba ñu leen joxoon gisuñu ci benn avancement. mais dañ ko bindoon pour rappeler ko délai bi aussi dañ ko bind pour rappeler ko délai bi. non loolu amuñu kii naan dañ koy. wala yooyu jarul ñuy passé ci yooyu noonu. non parce que du loo xamante ne pacte bu ñu signé woon wala dara moom moo toogoon taxaw ba mu neex ko ne ci premier trimestre bii dinaa yónnee assemblée nationale ay projet de loi yoo xamante ne dinañ ci soppi lii soppi ci lee toog nañ nag ba délai boobu matul. bu ko assemblée gisul mais muñ nañu li ñu mën a muñ bu fekkoon ne ci biir délai ba mu leen waxoon la ñu tëb di daal di njëkkante ak di daal di indi proposition de loi boobu la ñu mën a wax ne xëy na dañuy njëkkante ak moom wala dara. mais non toog nañu ba délai ba mu leen waxoon mat deful la nga xam te moom la waxante woon ak ñoom mais ñoom itam yoon may na leen ñu def ay proposition de loi parce que ay député lañu bu ñu amee le nombre requis de députés ngir porter une proposition de loi mais dañ koy def leneen li mooy. combat politique la te à partir de maintenant depuis bi Ousmane Sonko jógee fa nga xam te ne moom moo di ca primature dem ca assemblée nationale jàppal ne fii ba 2029 combat politique lay nekk entre les députés de Pastef ak ki nga xam ne le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom moo diggee woon lii deful ñun am nañu prérogative def ko duñ ko ci xaar bind nañ yónnee ko pour mu joxe avis. Le président de l'Assemblée nationale tey ci seen réunion bi ñu doon def xamal na leen kat ba léegi mu ngi déglu le président de la république ngir mu jox ko ci ngir mu répondre ko ci ba léegi réagiru ci waaye mu ne joxe na délai fii ba le 22 maanaam lundi bu ñu defee xëy na la nga xam te ne moom di seen séance plénière boobu nga xam te ne am na ay kii loi yuñ ci war a daal di tëggaat buñ ko defee ba noppi fekk ne moom président réagiru ci joxewu ci benn avis bu boobaa. dina woo bureau bi woo ñi nga xam ne les présidents des kii bu ko defee ñu sëgg ci li nga xam ne mbir moomu ñu xool nuñ koy yeggalee. mais parce que yoon may na leen ko. mais alors Mohamed li moo nekk première action bi nga xamante ni moom Ousmane Sonko dina ko mener biir assemblée nationale en tant que président de l' assemblée nationale ba mu toogee ak léegi mu toog beeg net li nga xamante ni moo di révision de constitution bi ñu gis que ni comme ni nga ko waxee président tontu wu ci mun na la nekk quelque chose bi nga xamante ni mën nañ ni tey daf koy daal di def de gré ou de force maanaam. mu nekk loo xamante ni du ci xaarati kenn étant donné que ba ñuy séparé aussi ci primature bi dañoo amoon ay divergence lan ban lecture nga ci am. non pour man fii côté divergence wala dara mën nañ ko fi bañ a évoquer sax. non parce que su ma waxee foofu damay jàpp ne. ñaari institution la yoo xam te ne ku ci nekk da nga am say pouvoir bopp. ku ci nekk da nga indépendant. ku ci nekk dafa am yoon woo xam te ne mën nga ci aw ba yegg fa nga jëm doo jonjonte ak sa moroom. exécutif. mën na nekk fee di liggéey la muy liggéey législatif nekk fii di liggéey la muy liggéey te du am benn ñaawoo wala du am benn woroo boo xam te ne dina am seen diggante donc assemblée nationale moom moo yore mbirum loi ak yeneen yi di mel gaa nag mën na saisir le président de la république pour avis bu fekkee ne proposition de loi la bu boobaa loolu procédure normale bi la mais itam bu fekkee ne saisir nañ ko moom mu dem itam ba délai ba xëy na jeex te waxu ci bu boobaa itam ñoom mën nañu wëyal la nga xam te moo di seen liggéey. donc actuellement moom ay mbiri réero je pense que passé nañu fu ñu naan ay réero am na wala réero amul. réero bu amul du réero mais première action bu muy daal di exécuter la en tant que président de l' assemblée nationale parce que keroog ci interview bi nga xamante ni am na ko avec France 24 dafa wax que ni. moom toogu fi ngir créer benn crise institutionnelle mais dina toog di poursuivre gouvernement bi bu fekkee dafa nar a jàdd yoon moom il va prendre ses responsabilités d'après ni mu ko waxee woon. léegi loolu bu ko defee day teggi taxi wala du teggi taxi. teggiwul taxi maanaam day jubalaat. ba tey comme ni mu ko waxee woon waaw jubal jubanti bi ba tey ci lay nekk. kon kay crise mënu fa am. fekk ñu ngi jëfee li taxi yi wax. boobaa kay crise mënul am. kan moo ñemee taxaw naan xotti nañu taxi yii li taxi yi wax fekk ne toog taxi yi xotti wuñu la mu wax.
ah amuñ ci loolu kay wax dëgg yàlla gisuma fa lu mën a indi ay crise ak yi ni man fekk ñu ngi jëfee li nga xamante ne moom la ñu bind noir sur blanc muy les lois et règlements ñu jëfee ko topp ko na mu waree à la lettre bu boobaa yaakaar naa ne kenn sañu fi taxaw di jooytu wala kii naan diw mu ngi may gàllankoor wala diw mu ngi may indil ay problème assemblée am na ci loo xamante ne moom la ko yoon may am na itam fu ko yoon tënk ne fii nga mën a yem naka noonee itam exécutif am na lu ko yoon may am na itam foo xamante ne foofu la ko yoon wax ne fii nga mën a yem donc ku si nekk bu yemee ci territoire am doxal wax dëgg yàlla yaakaar naa ne ay mbëkkanteeg yeneen mën na bañ am ba ñuy imaginer ay crise alors Mouhamed dañoo nekk aussi ci course politique bu ñu nee course politique ñoo ngi tendre vers ay élections ku ci nekk tey yaa ngi xool nu mu gën a nooyee sa côté rek ngir nga daal di koy jàppee noonu est-ce que bu ñu tëggaatee constitution bi nu mu gën a nooyee maanaam nu mu la gën a arrangé parce que pour man foofu ay mbiri arrangé na moom xaar ma ñëw général pour man l'intérêt général moom moo fay ñëw. waaw xaaral ma daaneel question bi moo tax ma ni la parce que bu ñu ko waxee ay arrangé na ma nii laa koy tëggee rek. da ngay dàq la nga xam te moom la askan wi di xaar si yow. moo tax ma ni la est-ce que instant bi bu ñu tëggaatee constitution bi dina doon luy arrangé président ak gouvernement. mais bu fekkee ne askan wi. loolu baax na si ñoom mais xooluñu luy arrangé kii ak lu arrangé wul kenn. nee naa la fekk mu ngi nekk ci intérêt askan wi fekk peuple baa ngi ci gis boppam. fekk l'intérêt général daal di wuñ ko violé xotti wuñ ko. mais askan wi sax mooy tëgg loi bi. waaye jeex na bu boobaa kay. xoolu ci lu neex Masamba ak lu neexul Mademba. voilà fekk rek ñu ngi wàccoo ak la nga xam ne texte yi askan wi di ci gis boppam. wax dëgg yàlla xooluñ ci mu ngi neex saa wala muy naqari Amina. parce que saa ak Amina ci askan wi lañu bokk. bu nekkoon loolu kese la. kon du ñu wax ne 51% buñ la voté lee rek yow nangu nga parce que du askan wi yëpp la voté. dafa am ñu lay nangul am ñoo xam te ne nanguluñ la. maintenant si la majorité nangul nañ la bu boobaa yow c'est-à-dire jox nañ la feu vert bu fekkee ne nanguluñ la nag bu boobaa itam da ngay xam ne majorité bi nanguluñ la dañuy jàpp ne peuple bi nanguluñ la mais fekk ñu ngi xool xam ne lii l'intérêt général mu ngi ci. bu boobaa amul. neex na kii wala naqari na kii arrangé na kee wala arrangé wul kale voilà mi ngi noonu donc ba tey ñu ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moom moo di dette publique bi ba tey ñu koy waxtaane ñenn ñi jàpp ni kii nii di Ousmane Sonko dafa daal di woon wax jëmale ko ci Macky Sall ni dette cachée dafay daal di am ñeneen ñi itam jàpp ni keroog ba mu nekkee ci interview am bi ak France 24 ak RFI daf caa daal di teggi tànk maanaam daal dafa daal di xaw a weddi li nga